Ousmane Sonko. Sénégalais yi góorgóorlu. président Ousmane Sonko. amuñu vergogne. loxo yëpp si kaw. amuñu rongoñ. doon suñu carte yi. président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko. plus ñu lay saaga. plus ñu lay gën a bëgg. plus ñu lay jéem a salteel. plus ngay gën a set suñuy bët. plus ñu yónni ay nit. pour suufal la. plus askan bi dina gën a yëkkati ngay fenn si kaw. lu yëngu lu nekk. la ko yëngal moo ko ëpp doole. hasard amul. fii ñu fi nekk duñ ay bétail électoral. fii ñu fi nekk duñ ay golo yi ñuy jox ay 5000 ay noble ñoo fi nekk. leader yi nekk fii yëpp ay ponkal lañu. du ay caaxaan moo leen di yëkkati. donc lu yëngu lu nekk la ko yëngal moo ko ëpp doole. espoir dafa rëy. espoir kenn du ko tas suñu yaakaaru xale. mosuñoo am loo xam ne ñoo ko tànnal suñu bopp. saytu ko xool ko pëse ko xool ci biir ci biti ba tànn ko. dafa am loo xam si dañu ko gis mu doy ñu tànn ko xool ko saytu ko. indi nga la ñu doon xaar ci wàllu politicien bu noble bu digne koo xam ne dafa ñëw pour yee la jeunesse sénégalaise dafa ñëw pour yee la jeunesse africaine. du hasard loxo yëpp ci kaw pour le président. gars yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñi fi déplacé wu nekk ci naaj bi depuis bi ñu jullee juma ba tey jii di leen massawu di leen jaajëfal di féliciter une fois de plus ak remercier le mouvement pour la défense de la démocratie muy le M2D di mouvement bi nga xam ne moo waral ndaje bi tey di féliciter leader yi fi teew yépp bëri nañu mënuma jaar seen tur ñoom ñépp ak ñi fi bëggoon teew te seen agenda mayu leen ko di wax ni lii ngeen def nii dafa firndeel benn mbir kese ak li mu jur bokk ndax diggante bi ñu dooree manifestation beeg léegi yégal nañ ñu ni suñu frère Landing Seck ñu koy wax kilifa bàyyi nañ ko ñu toogaat tuuti avocat yi yónnee ñu message nañu fële ci Diourbel Moussa Gueye ak Galas Gueye bàyyi nañ leen kon loolu dafay firndeel lenn dama bëgg sénégalais yépp la ñuy waxal dama bëgg ñu xam ni kii ñu seqal mbir mi parce que dafa am loo xam ne da ngay seq ak nit doxalu nit waaye boo demee ci digg bàyyi ma wi ne danga fay nitelu ci quelques secondes lañ lay wan say yax sax dañ koy maccaat mu jeex ki ñu seqal nag dama bëgg Sénégalais yépp xam lenn teggi woon nañ suñu tànk parce que kilifa yi ñaan nañ ñu ko ñu nangu ko te bañ koy teggi Sénégal yépp àdduna yépp seede woon na ni waa ji suulu woon na ba noppi buñ ci tegoon ñaari fan mu jël avion dem Côte d'Ivoire ñaari fan kilifa yi ñaan ñu ko ñu nangu ko ñu jàppoon nag ni bu doon ab nit lañu amal affaire ak li fi xew yépp bu luy weesoo dina xam ni li woon nekkatul que ni mu noote woon askan wi jàpp leader politique yi di tëj jàpp mouvement citoyen yi di tëj que loolu jeex na ci réew mi jàppoon nañu dina defaraat toogaayam xam ni ñaari at ak genn wàll yi ko fi dese war naa xool nu muy defaree ba génn ci génn bu xaw a tane ndax génn gu rafet mënatu fee am. L'histoire retiendra que li ñu mës a am ci président de la république yëpp li ñu mës a am ci président de la république yëpp l'histoire retiendra que mooy li ci yées kon bu lii amee mu génn ci te yàlla xam ne ni jaaxle woon na ba
ni Sénégal di toll yépp te moom mu ne mooy président de la République périmètre am weesuwul woon Mermoz palais de la République te ay chars de combat ñoo ko doon escorté waaye Sénégal yépp a seede bi mbir weesoo ba léegi ñun li ñu diglante woon ak kilifa yi ñun wàccoo nañu ak ñoom ndax boobu ba léegi ñu ngi ne tekk tekkaaral kenn dégguñu ñu wax kenn dégguñu ñu xuloo kenn dégguñu ñu saaga kenn dégguñu ñu xeex waaye njéeréeram yooyu nga xam ne ñoom ñëpp bi mbir mi jaxasoo ñi ngi woon ci sous-sol yi ñi dem tëju ci hôtel yi ñu libéré leen ñu dem wër plateau yëpp xëyee saaga gontoo xaste ak di menacé moom ci boppam nee na yéeyaa yooyu ma ngay def tournée politique mu naan tournée économique jël ay centaines de millions yoo xam ne suñu alalu réew la ñun ak ay oto yoo xam ne suñu oto réew la ak carburant boo xam suñu carburant réew la dem di yëpp ay car rapide ak ay njaganjaay pour dajale ay nit nee na pour dalal xelam defe naa su dee dalal xel rek la bëgg am na ay bërëb yu tudd dalal xel diggante Thiès ak Fatick fa la war a dem tëddi ñu dalal xelam foofu pikiir ko tuuti anesthésier ko mu dalal xelam waaye nax sa bopp ci ay mobilisation yoo xam ne mobilisation pacotille la am na pancarte bu ma liir fii sànq waa ji na ko yëkkatiwaat lu mu ci bind am na bu ma liir fii sànq dafa ne ni importé ni loué mais toujours présent ou quelque chose comme ça fii importé wuñu fi kenn amul kenn koo xam ne da nga jaar cordon douanier ñi fi ñëw ñëpp ñoo ñëwal seen bopp te suñu teeloon préparé lii ndax yéen ñëpp gis ngeen ni démb la ñu doog a woote démb buñ ko teeloon préparé place bi fees na dell fi mu toll nii waaye gëm naan suñ ko teeloon préparé dina dem ba BCEAO loolu nag avertissement la ni loué ni importé mais je suis là ku fi nekk rek lii moo la fi andi di nax sa bopp nag di nax sa bopp dem jël ay nit yoo xam ne fukk yoo ci jël juróom-ñett yi ànduñoo ak yow waaye comme da ngaa ndóolal réew mi ba nit ñi sonn koo ñëw jox 2000 francs teg oto mu yéeg dem mu ne day dalal xelam waaye li gën a yéeme du lool de fu mu dem taxaw tëkku sénégalais yi fu mu dem taxaw tëkku sénégalais yi te bi mu jaaxle ba jaaxle moo woo kilifa diine yëpp ne leen wax leen wala lambay ñaaw nit da ngay am jom nit dafay am jom ñàkk jom weesuwul bi ñu lay lamb yu metti yaa ngi tëju fi nga tëju fu ne nga woote fa wallu bi ñu demee ba may la tuuti oxygène nga ñëw di tëkku nit ñi di leen menacer waaye ma dalal xelu Barthélémy Diaz li ma waxoon waxaat ko Macky Sall tuuti na torop ci teñu ñun dama ne téeméer yu mel ni Macky Sall boo leen dajee woon ma wax la ko Barthélémy Diaz tuuti na pour tere ñu ñun ñu mën a nekk candidat ci bépp élection bu ñu bëgg a nekk candidat réew mi may leen ma rek ma yeggali parce que 19 heures lañ ñu may te dañu bëgg a nekk ñu discipliné dama ne réew mi benn sénégalais rek laa xam ni tey ñëpp xam nañu dootul doon candidat ci réew mi te sénégalais boobu dafa am tur am sant mooy kan benn sénégalais la amul beneen moom la ñu am firnde bu leer nañ ni réew mi dootu fi nekk candidat wala dina dox suñu kaw cadavre pour nekk candidat ci réew mi kon ñu wax leen ni état de grâce bi jeex na te dafa am loo xam ne dootuñu ko nangul kenn
moom mënul jël suñu alalu réew jël suñuy oto jël suñu force de sécurité di lambari ci biir réew mi ba pare ne dinañu tere ñun ñuy def suñuy daje loolu dootu fi am. Kaolack laa jóge sànq bu ma demee nee nañu préfet Kaolack nee na tant que moo fay préfet manifestation du fa am. xam ngeen man je suis un produit de l'ENAM su ma déggee ku génnee ENAM di wax yi damay am gàcce parce que boo déggee ñuy ŋaññi administration rek boo déggee ñu naan un petit fonctionnaire de rien du tout rek genre yi moo tax. lan moo waral un préfet qui est là payé par le peuple recruté par le peuple naan li constitution bi may peuple bi moom préfet moo koy xañ peuple bi. moo tax foofu Kaolack laa ko njëkk a dànkaafu nee naa ko dinañ ñëw def un rassemblement national à Kaolack te bu soobee yàlla ci lu soriwul dara waaye waxoon naa ko lenn nee naa leen rassemblement boobu bu ngeen defee kilifa mandat de dépôt xam leen ni fii ak semaine prochaine dina am rassemblement foofu Kaolack ñu sant yàlla biñ ko wàccee biñ ko bàyyee noonee nag la ñuy exiger ñi nga xam ne ñoom la ñu téye tey ba tey te ma leen di lim ñi nga xam ne ñi nga Ziguinchor muy ki ñuy wax Demba Diédhiou di Abdourahmane Diallo di Mohamed Mané Babacar Diagne ak ñi des Diourbel muy Ndiogu Diop Ndongo Diop nga xam ne moom kaam moo ci gën a doy waar ak ki ñuy wax Ablaye Fall ndax ñeneen ñaar ñi bàyyi nañ leen dañ leen ne ñu ngi leen di jox ultimatum parce que ñun ñi fi nekk ñëpp ak ñi jotul teew ak ñi génnoon di manifester yëpp dañu war a xam ni ñun ñëpp on est le même corps gis nga bu ngeen engagé wu ci benn direction général du bàyyi soldat soldat du bàyyi général Ousmane Sonko ëppul droit ci liberté que Ndongo Diop moo tax dañu bëgg leen envoyer un message ñoom ñoo ñu des foofu lañ ci war a def yëpp ñu ngi koy def ba léegi ci jël ay avocat ci jàppale leen ñoom ak seen njaboot dama leen bëgg wax ni on ne vous lâchera jamais te dama bëgg ñu xam ni lii manifestation bi avertissement la tant que wàccu ñu leen peut-être semaine prochaine day tombeek 23 juin bi nga xam ne dañu bëgg a def rassemblement exceptionnel pour fàttali Sénégalais que Macky Sall a trahi toutes les promesses du 23 juin amul bu mu ci respecté mais li ci tegu bu ñu génnee ci 23 juin bu dee ñiy wàccu ñu leen parce que amul lan moo war a tax ñu jàpp leen amul dañoo nekk ci réew moo xam ne Macky Sall dafa am justice am dañuy jàpp nit justice fenkal ko ay layal ko wala fenkal ko ay grief ak ay chef yu ñuy yokk kilifa biñ koy jàppee ñaari mbir la ñu waxoon ne dafa participer à une manifestation non autorisée ak beneen bu ñàkk fayda dem yóbbu ko retour de parquet démb ñu delloo si waat ko yokk si ñett parce que suñu paree dañuy woo ministre de la justice mu ne yokku leen ci lii yokku leen ci lii yokku leen ci lii une justice qui crée et qui fabrique des faits et qui fabrique même des preuves pour rek faagaagal ay nit loolu mën suñu ko nangu ci Sénégal moo tax dañu ne tant que libéré wuñu leen dans 2 semaines suñu naree daje fii te dinañ ko def sur l'ensemble du territoire national su dee jàpp na dinañ ko may fu mu noyyee nax na boppam ne war fu ko neex ak suñuy milliards nag dajale ñu ko neex waaye ñun ñu ngi koy xaar fii te ñun xam nañ ni le peuple sénégalais souverain a tourné le dos à Macky Sall depuis très longtemps. Le peuple sénégalais souverain à 80% et avec ñi fi nekk tey muy le regroupement des patriotes du Sénégal ak foo munti bokk ci parti politique. ñiy wax nag ni au-delà de li ñu woote ci ñu libérer les otages politiques dañuy dëgmal lu am solo. ay intervenant wax nañ ko fii kii ñu ko seetal
yaakaarul lu dul ci wuruj ay élection te jàpp na ni élection locale yi mooy anticiper 2024 buñ ko seetaanee ba mu mbuxum élection yi le lendemain lay génn taxaw am sañ-sañ ne moom dina briguer beneen mandat en 2024. La jeunesse a les cartes en main na ñëpp dem inscrire ci carte ci liste électorale yi. ñi ngi joxe ay date dama bëgg wax ni date yooyu mënul ne parce que balaa ñuy ubbi inscription bi il faut ñu pare dialogue politique bi valider les points de consensus convoquer l'Assemblée nationale en session en procédure d'urgence mu voter le nouveau code électoral ñu doog a mën a dem ci loolu te loolu mënul nekk fii ak mois d'août. leer na ma ni ñoom ñooy def ay sondage pour xool nit ñi fan lañ ci toll waaye quartier par quartier laa bëgg quartier par quartier maison par maison sax laa koy commencer maison par maison quartier par quartier commune par commune ville par ville région par région yéen la jeunesse le fichier actuellement gën saa bëri defe naa eggul 7 millions les primo-inscrits de ce pays ñoom ñëpp suñu génnee voté wu massivement inscrire massivement ak ñi ñu bindoon ni ne peut pas voter ñu dem rectifier fichier bi dina dépasser 10 millions d'électeurs te ñiy bindu ñëpp nag à 90% ñu wàcc Macky Sall ak ñi mu àndal kooku mënatul gagner élection Sénégal du élection locale du législative du présidentielle Macky Sall est fini c'est une page tournée li ma waxoon rek dañuy maslaxa rek gunge ko ba 2024 lan mooy doon nag diggante bi ma ngay dépendre ci moom ñun jàmm rek la ñu woote nit ñi wax nañ ko fii te wane nañ ñu nitu jàmm lañu toog naa kilifa mu fàttali ma li nga xam ne ci diine wala ci diine islam bi ñu gën a xam ñun ñii ni du lu ñuy doo jóg dem attaquer waaye am nga sañ-sañu défendre ñun dañoo défendre ba léegi te li fi amoon ba tax ñu défendre bu amoon dinañ défendre nu ko raw téeméeri junni yoon kon moom mooy nekk nit ñi ànd ak moom nekk nit mu bëgg ñu woo ci leneen nag dinañu fekk ci loolu su yaakaaree nag day dalal xelam ci tournée ak recruter ay 3000 policiers 3000 gendarmes dem ñu jox ko ay armes mu ñëw su jàppee ni loolu mun na téye un peuple ndax na boppam rien ne peut retenir un peuple déterminé régime algérien moo ko ëpp doole fuuf ëpp ko jumtukaay Kadhafi ko ëppoon doole fuuf ëpp ko jumtukaay ak beneen Omar El Béchir bi nekk Soudan moo ko ëppoon doole fuuf ëpp ko jumtukaay keneen ak keneen mais un peuple souverain bu jóg ne doyal na te ñi mu yaakaar ñëpp nag ci peuple bi la ñu bokk policiers yi ci peuple bi la ñu bokk gendarme yi ci peuple bi la ñu bokk la ñuy dund ñoom jafe-jafe yi ñuy dund la ñuy dund kon su dee loolu lay naxee boppam xam ne ni jum na kon ñu leen di woowaat ay menaces am yëguñu ko ñun on n'a pas de leçon à recevoir d'eux nee na terrorisme waaye le seul terroriste mooy ki ak ku dem recruter ay nervi ñu dem di tirer ci ay xale baray ci 13 kooku mooy terroriste. nee na des gens qui sont soutenus par l'étranger ñëpp xam nañ ni le seul boo xam ne préfet étranger la nga xam ne lu am day daw dem jëli ndigal taal avion def ci suñu kérosène jël ndigal ñëw yéen xam ngeen mooy kan léegi nag nee na respect des institutions waaye ñun fii la ñu newoon bi muy taxaw naan on va déloger Ablaye Wade ñun waxaguñu loolu kooku su ñëwee ne moom daf ñuy jox ay conseils est-ce que loolu yelloo na ci moom. léegi nag bi ko desee mooy nee na comme dafa jël xaalis wasaare ci lu bari ci ay organes de presse heureusement qu'il y a encore des organes indépendants et dignes mu dem wasaare ko ne leen seen mission mooy saa yu ngeen xëyee wax leen lu bon ci Ousmane Sonko waaye plus ñuy wax plus Ousmane Sonko di am bay ci Sénégal. ndax loolu du fi gulet ñu ne loolu doyatul
ñu ne loolu doyatul ñu ne léegi comme loolu doxul te ñu gis ni nag am na benn mbir moo xam ne nee nañ ku ñuy wax Mark Zuckerberg moo ko fi créé waaye dafa mel ni yàllaa ko andi rek muy xéewal nee na léegi booboo ko tere nelaw waay dama ne nit dafay am jom te di fàttaliku démb ndax la magie du clic et du clac du man maa ko créé fi du maa ko fi waxoon bi may opposant kon dama bëgg ñu wax ni yéen ñëpp laay waxal sama frère Bougane wax na lu jëm ci nu ñuy dëgmalee élection yooyu M2D du plateforme politique M2D dafa di plateforme boo xam ne dafa dajale ay mouvement citoyen dajale ay parti politique waaye lii woon objectif am dëgg mooy lépp lu jëm ci faagagal démocratie ak lépp lu jëm ci yorin gu ñaaw gu ñu yor réew mi ñu jëlee ko fi waaye acteurs politiques yi ñoom man am naa certitude ni ñi war a ànd nañu ànd ci élection législative yi locales yi te gëm naa ni li ëpp solo ci ñi nekk ci opposition bu soobee kii bind am naa yaakaar ni dinañu ànd te dinañ fi duma Macky Sall ak ñi mu àndal duma goo xam ne dañuy wax 2009 du dara nañ ko teg fële man loolu laa gëm lu ñuy liggéey la nag waaye yéen ñii nga xam ne yéenay ndeyu mbil gi du ñun yéeneen a nekk ci terrain bi di def porte à porte yéen nekk ci terrain bi di wax ak sénégalais yi lenn rek lañ leen di ñaan na ngeen am confiance ci seeni leader politique xam leen ni lii ñu sumb te ñu daj ci lu ne te ñu ñàkk ci lu ne duñ ko mus a tayle duñ ko mus a yàq duñ ci mus a def loo xam ne lu koy yàq la loolu rek laa leen ñaan li ci des préparé wu leen fagaru leen parce que bu soobee yàlla Macky Sall wiiri jaare xam nga leen am na ko wax léegi tappale yi muy def yëpp jaru ko parce que wàcc daanoo ci gën a gaaw est-ce que ñun ñëpp d'accord nañu 2024 dina am élection présidentielle kan moo sañ ne fii 2024 du fi am élection présidentielle te dàq élection teewul élection dina am moo tax ñun nañu nekk ci ñu nekk rek di liggéey nañu dànk fanaanal nañu daas fanaanal nañu waajal bu soobee yàlla élection dina am ci réew mi te 2022 bi élection mënul ñàkk man de ma wax ko fii léegi je suis député à l'Assemblée nationale j'ai été élu au mois de juillet 2017 au mois de juillet 2022 ma delloo leen seen caabi oto delloo leen seen carte je ne serai plus député dans ce pays. Parce que kenn faluma pour 5 ans 1 jour waxuma laa pour 7 ans dañ maa fal pour ma def un mandat de 5 ans bu 5 ans yi jeexee bés bu mu jeexee bés boobu laay pare ñoom waajal nag ànd ak ñi ñu war a àndal yëpp ci opposition pour que assemblée nationale bii nga xam ne mooy li gën a tilim li gën a salté lu ñu mus a xam tey ci assemblée nationale pour que ñu raser ko daal fi andi assemblée nationale boo xam ne avec une majorité forte de l'opposition mu préparer le départ de Macky Sall en 2024 lii mooy agenda bi nañu jublu ci loolu te bu ñu nangu ku ñu divertir waaye dama leen bëgg a wax nii waajal leen seen bopp ci li ngeen mën bu dee Macky Sall jàmm la bëgg dina ko am bu dee safaan ba la bëgg dina ko fi fekk parce que moomuñu te ëpp ñu doole maa ngi leen di gërëm di leen sant